bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre sur la télévision Futur Média. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis seule sur le plateau waaye dama ko fas yéene neexal ba mu neex lépp loo xamante ni moom la leen di neex ci làmb lépp loo xamante ni réeroon na leen ci biir lutte bi dinañ ko décortiquer de A à Z ngeen mën ko gis en appui vous aurez des images et on aura en exclusivité benn coup de téléphone boo xamante ni ma nga nekk fu sori di nekk ci lu neex di nekk ci yaataa yumbe moo fas yéene koo déranger parce que téléspectateurs yi jar nañ ko téléspectateurs yi chaque bu ñu ko soxlawee rek dañ ko war a am ci saa si alors là sans plus tarder ñu daal di ouvrir li nga xamante ni moom mooy seen émission L'Oeil du Tigre ñu commencé ak li nga xamante ni moom mooy cumbukaay comme ni ngeen ko xamee mënta ñàkk ci làmb je me lasse de le dire je me lasse pas de le dire mënta ñàkk ci làmb dañuy daal dem seetaade cumbukaay daal di jël siwaat léegi commencé li nga xamante ni mooy suñu émission L'Oeil du Tigre à tout de suite. jóge nañ ci suñu première rubrique muy cumbukaay léegi nag dañu fas yéene jàll ci li nga xamante ni moom mooy tous est-ce que vous savez que tous ci la ñuy mën a xam li nga xamante ni moom mooy performance mbër mi ci la ñu mën a xam est-ce que pare na physiquement wala parewul physiquement pour mën a fas yéene def li nga xamante ni moom mooy jàkkaarloog mbër mi mu war a mbëreel loolu rek dama ko xaw a sàccee ci sama papa Moustapha Guèye alors sans plus tarder dañu daal di seetaanu tuusu Garga Bossé ak ki nga xamante ni moom mooy tuusu Boy Niang nañ dem dikkaat.
ndeysaan ndënd mi xam-xam daf ciy feeñ ndënd tam bi sama dal tabra ya bi ram dal sama tabra ay tabra ya bi ram dal sama tabra matas gin ray sama mbër bu ko laal boo ko laalee daanu bu ko laal baal sama mbër bu ko laal boo ko laalee daanu bu ko laal baal sama mbër bu ko laal yes 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 jóge nañ ci li nga xamante ni moom mooy tous alors gis ngeen performance gis ngeen état physique bi nga xamante ni moom la mbër yi àndal alors bu ca kanamee di ngeen gis li nga xamante ni moom laa leen doon wax alors tout à l'heure au début je vous avais dit que dañuy am en exclusivité coup de filu suñu grand champion suñu expert moom mënta bañ a bokk ci li nga xamante ni moom mooy émission bi début ba fin il faut que ñu koy dégg mu ñuy décortiquer il faut que ñu koy dégg mu ñuy wax mbër mi mën na daan wala mënul daan wala réaction yi nga xamante ni moom la ñuy am durant lamb yi alors tout de suite ñu daal di jàkkaarloo waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy mon consultant mon champion Moustapha Gueye bonsoir mon consultant allô allô. Oui, allô. Bonsoir mon consultant. Ah, bonsoir Magnès. Alors à Paname ça se passe comment? C'est super là-bas? Oui, ça va. Tranquille. Il fait froid ou pas? Mais à part maa ngi enrhumé tuuti. Non mais c'est normal, c'est le changement de climat, c'est normal. Normal, c'est normal, oui. Sinon voyage bi neexoon na, tout se passe bien alhamdulilah. waaw alhamdulilah macha allah ñu leen ci jàmm bàyyi Sénégal jàmm et fekk nañu suñu réew aussi jàmm. macha allah gis nga plateau bi ni mu wéetee. mais wéet na ci yow mais man wéetu ci man parce que boo fa nekkee rek man doy na sëkk li ngay wax maa ngi koy dégg mu ngi leer ci man. waaye mbokku téléspectateurs yi ñoom seen xel dal na ñoom tant que ñu ngi lay dégg ñu ngi lay gis alhamdulilah dinañ xam ne que seen émission L'Oeil du Tigre à chaque fois dafay exceptionnel. alors léegi ma laaj la gaaw vite fait rek parce que lamb yi nag xam nga neexoon na week-end bi franchement dundoon nañ lu rëy ci lamb yi léegi li nga xamante ne moom laa lay njëkk a laaj mooy sa pronostic ci combat bi nga xamante ne amoon na fi muy Boy Niang 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Garga Mbossé naka nga leen gisee woon. bon en fait xam nga Boy Niang 2 boo koy seetlu moom ak Garga Mbossé. depuis mois d'octobre laa leen jëloon def leen en boîte. bu baax. octobre léegi 5 mois la quand même. est-ce que xam nga ni ma am exclusivité yi et que bu ci kanamee dama ko fas yéenee tegal mbokk téléspectateurs yi. ah kon macha allah kon boobu loolu sax dinañ ñeex trop mais malheureusement nag bon. donc occasion sax ñu excusé wu. mbokk téléspectateurs yi parce que mardi bi passé. waaw yéen a ayewoon yéen jigéen ñu baax ñi nga xamante ne. bu leen bokk rek baaxul. gis nga moo tax ñu woon. denc ko nag ba vraiment moment bi ñu toll nii. waaw pour mën ko won téléspectateurs yi mais ñaari bëri déjà avant au mois d'octobre. waaw waxaat nañ suñu xalaat tuuti moom mooy. seet nañ Boy Niang fekk ko ci salle de musculation bi entraîné. daje fa ak Ama Baldé c'était beau. ouais. toog fa def fa ay photo waxtaan fa échangé fa mu war ñu liggéey boo xamante ne tey jii. victoire am bett ñu. ñooñu ñaata bett nag. waaw aussi bi jëmee ci Garga Mbossé ci même jour bi. jëmee ci Boy Niang Pikine def directement ci ki nga xamante ne moom mooy Garga Mbossé fekk ko fu da ngay ci Parcelles Assainies aussi. ok mu war ñu loo xamante ne ñaar yi bëgg combat lañu. ok. moo tax combat bi aussi bi mu demee nii bett ñu. combat la bu ñëw boo xamante ne vraiment ak lu mu mënta xew ndax ci biir combat. joxe nañ 100%.
dem nañ ba jeex. ils se sont donnés ils se sont donnés. Ouais. ñaari tacticien lañu ñaari technicien lañu ku nekk di calculer. di tamit jotee aussi nag on bu gis ne comme combat bi après dafa neex ci ñaari ñi ñu tolloo yi encore ay naataangoo lañu. tolloo ci ay par exemple tolloo ci gerte gi. waaw kii war a daan donc fi ñuy débuté rek moom mooy félicité ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang 2. waaw. encouragé ko aussi pour mu gën a persévérer. waaw Garga Mbossé yàgg nañu woon xarañam ak bileem am na defet tey jii ñu encouragé ko tamit. pour mu rejeté wu benn combat bi ñëw. incha allah mon consultant yaa ngi fi. non maa ngi fi maa ngi déglu. d'accord léegi nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy deuxième question bi mon consultant alors comme que à chaque fois dans l'émission L'Oeil du Tigre dañuy indi ay innovation dañuy indi yoo xamante ni macha allah day suñu touche personnelle daal day touche boo xamante ni ñun ñoo koy apporter à chaque fois ci L'Oeil du Tigre alors dañu daal di dem jëli interview ñi nga xamante ni ñoom dafa mel ni ñooy gën a yëg bëri bi. ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom dafa mel ne bu ñu sajoon sax dañ naan seen doom nañu poussé ne ñu jéngul leen ko à leur place ndax tellement dañ ciy sonn muy papa yi surtout que nag nga nekkoon bërekat donc ki nga xamante ni moom laa lay njëkk a indil ma bëgg nga wax ci réaction am mooy ki nga xamante ni moom mooy Dégol du xamoon nga Dégol yàgg ngaa dégg ay jaroleem ci làmb ji alors moom nag mooy papa yu Boy Niang 2 am na aussi réaction bi ki nga xamante ni moom mooy Boy Kayre Boy Kayre yàgg nga ko dégg moom mooy baayu Diène Kayre donc ñetti père de famille yooyu ñetti lutteurs yooyu nga xamante ni doon nañu yàgg di bëri ci arène bi ñoom lañu dem jëli seen réaction ba seen doom di sëgg di bëri naka lañ ko dundee yan sensation la ñu amoon donc dama la koy may ñu xool ko après nga daal di tontu ci réaction yooyu nga wax ma yow personnellement naka nga dundee seen réaction xam naa ne amoo doom ju nekk ci làmb ji waaye xam naa ne bis boobu ba nga leen seetaanee am nga loo yëg nañ ko seetaan. d'accord. champion De Gaulle ñoo ngi lay dalal jàmm si biir TFM di la wax ni que yow da nga bëree ba arrêté bëre maanaam bàyyi bëre te yàlla def nga am doom ju tudd Boy Niang 2 nekk mbër di bëre yow nga nekk coach ma noppi ñu lay gis tamit nga nekk si biir cumukaay bi démb nu gis ni combat bi mettoon na trop am importance bu rëy pour Pikine ñu leen laaj yow combat boobu nan nga ko vivre si diggante Boy Niang 2 di sa doom ak Garga Mbossé. waaw ba ma sant yàlla julli Seydina Mohamed di sant waa kër Cheikh na sa sal bi di sant waa Pikine yëpp di sant waa Gambie yëpp Casamance yëpp ay li ma doon sentir parce que combat bi dafa nekkoon combat boo xam ne ñu bari dañ ne Garga Mbossé moo ëpp doole mais man xam naa li ma liggéey si xale bi maag ñi ma àndal ñoom Cheikh Ndiaye samay entraîneur mais biñ jàppante bay dóorante. taxawal na woon la image yi. pour nga expliquer nu lan nga doon yëg foofu sa yaram. waaw fii gisoon sama gémmiñ ni muy yëngoo. waaw. mais boobu lan nga doon wax. Cheikh na Sassane rek laa doon woo. waa kër Seydina Mohamed rek laa doon woo. ba fii nag. waaw. ba fii nag. waaw fii moom dafa mel ni. waaw boobu maa ngi woote rek. bon yaa ngi wër. waaw maa ngi woote rek seet ci suuf. waaw boobu ñoom rek laay woo. boobu waa kër Cheikh na Sassane rek laay woo. ndeysaan. waaw. mais fii nag commencé na. waaw commencé na tàng. ñoo ngi dóorante jàppante nañu. waaw si jàppante. ñoo ngi dóorante jàppante nañu. lan ngay subir fii lan ngay sentir. ba ma gisee Boy Niang jàpp dugal loxo bi mu cate ma gis Garga Mbossé di dóor ma gis ko muy dóor Boy Niang gën a dugal loxoom di jàpp ba mu jàppee rek presque man laa gën a sant yàlla xam naa ne am na bëri boo xam ne sama bëri parce que boo doon bëri man dañ la bu la déggoon jàppee rek daal la waaw loolu tax mbër boo xam ne buñ la jàppee daal la bu la songee daal la. mais lu tax fii mën a woon taxaw benn place. non boobu il faut may bouger parce que maa ngi woo ku màgg ki fii de dafa mel ni nag am nga ndam. yàlla jox na la ndam. li nga doon ñaan de dafa mel ni am nga ko. waaw bii moom. sant yàlla laa def delloo lépp suñu borom sant Abdou Khadir Jeylaani ak Cheikh na sa sal bi. waaw parce que boobu li may xam naa ne li ma doon ñaan yàlla dimbal na ma si may na ma ko. parce que combat bi fu mu tolloon la parce que Garga nee na ma bàyyi ko wax ji te Boy Niang waxul mais d'ailleurs chaque jour daf ñuy boole population bi dañuy boole ak Sénégal te man
li tax ma calme si combat ma gën a calme si combat bi dama ko teg fu leer dama ko wékk suñu borom. waaw te moom boo ko gëmee wóolu ko rek. mu egsi. léegi am ngeen ndam. gisoon nañu que waa Pikine yëpp dañu dajaloo nekk benn. tey Boy Niang. kan moo nekk si kanamam. waaw Boy Niang ñi nekk si kanamam duñu wax VIP parce que VIP amatul parce que ñun làmb ji ñoo war a dimbali promoteurs yi mbëri ñoo war a dimbali parce que sponsors yi bëreetul waaw léegi mbër rek moo fi nekk mbër bu fi nekk nag mooy képp koo xam ne amateur yi parce que Boy Niang laaju kenn demandé kenn daal la bàyyi muy waa Pikine. lu tax. waaw waa Pikine daal la bàyyi. dañ lay wax rek ñi nga xam ne noo la jàppale woon yëpp. waaw sa dernier kàddu. waaw nga wax. ki ma gën a sant. mu Thierno Ndom. parce que Thierno Ndom bi ma sante waa Pikine sant waa kër Cheikh na Sassal bu noppi Thierno Ndom dafa taxawaayu si jëkkëru Aminata Tall dafa taxawaayu magam la taxawaayu booy bi rakkam la. taxawaayu ni si Pikine laa dëkk wane loolu kooku kenn mënu koo fay yàlla rek. d'ailleurs bi mu demee France nekk Paris. waaw lépp jot na fa gisanteeg Tafa Gueye. noo ngi koy nuyu sax au passage. grand champion de tous les temps noo ngi lay nuyu. Moustapha Gueye bàyyi Boy Niang la parce que Moustapha ni Ama daan tëddeeg Boy Niang noonu laa daan tëddeeg Moustapha man. parce que Mbaye Gueye fu mu jëm laa àndal. loolu tax secret lamb bu bari jël naa ko ci moom. dëgg la si Mbaye Gueye. dëgg la waaw di gërëm ancien gulaar yëpp nag parce que ancien gulaar yi ñoom ñëpp ñoo doon ñaanal sama doom. di nuyu sama maam Ngañ Puy. waaw waa Samba yi moom. lu ma leen sant. bi si guddi yi lañ ñibbi. di gërëm tamit Birane Ndour. waaw Birane Ndour moom. d'accord Birane Ndour moom. waaw moom Boy Niang moom kooku sunu directeur la. waaw koy nuyu ñun tamit waa L'Oeil du Tigre. waaw kooku moom Boy Niang moom. maa ngi ñaan yàlla na yàlla may fan wu gudd rek. Boy Kairé ginnaaw bi ñu la dalalee jàmm fii si TFM ñun waa L'Oeil du Tigre dañ la doon laaj rek comme da nga doon bëre ba arrêté bëre. tey jii am nga doom joo xam ne moo tudd Diène Diouf Kairé muy bëre. ñu lay laaj yow mi nga xam ni da ngay yore cumukaayam sax. ba noppi di ko coacher. di ko wax nan lay entraîner. dañ lay laaj suy bëre. yow Boy Kairé lan ngay sentir réellement. ku nekk xam na ne làmb yombul parce que. sport la mais dafa doon sport ak leneen. waaw sport la gaa mais sport la ak leneen ba tax na héritage yi moom ñun tey liñ ciy sentir dafay metti trop mais nag dañ koy xel di gérer à notre façon ba tax na daal ñu ngi sant yàlla daal. mais dañuy wax sax par exemple yow chaque fois su Diène Kairé di bëre. yow su demee ba nga xamee ni sifflet bi rek moo ci des. nga génn est-ce que parce que sa xol moo ko dul attan. wala. li waral loolu xëy na peut-être yàlla dafa bind te yemelewul te xol ku ci nekk dafa am lu sa xol attan ak lu sa xol attanul te man bon boo xoolee loolu ci Diène rek la may dal. mais rakam buy bëre dama koy seetaan. waaw rakam bon boo xoolee sax jamono yi def na yenn sorte yu am solo. kon yaa ak Diène Kairé yéen a gën a nekk ay complices. bon loolu pourtant même bañ sax ay xarit lañu mais daal bon je ne sais loolu mënuma ko expliquer quoi loo xam ne ba c'est plus fort que moi moo tax ba nga xam ne daal suy bëree du ma mën a xool combat bi. kon yow doo bëgg a toog di gis ay coups bu muy subir. ñu koy dóor coup. arrêt bi crochet bi bu dee à l'entraînement. à l'entraînement man damay taxaw. muy di jël leçon di jël ay gants di xeex yu métti foofu entraînement damay taxaw di ko seetaan mais le problème du foofu si biir làmb ji la loolu nag comme ni ma ko waxee rek bon lu gën a fort ci man la quoi c'est plus fort que moi comme ni ñu koy waxee moo tax bon en général si bëri du ma fekkee loolu léegi nu woon la combat bi passé si diggante Boy Niang 2 ak Garga nga expliquer li nga xam ni moom la dëggool li nga xam ni moom mooy baayu Boy Niang 2 lan la doon sentir comme combat bi passé mooy bu Diène bi mujjee comme ni ñu ko waxee rek ci njureel ak yooyu bu ma toogee diir gisuma kenn ñëw mais dégg naa ci yuuxu xam ne jël am na ma toog diir vraiment gisuma kenn ñëw ma xam ne kon xale bi daanu na si laa jékki yéeg toog tuuti xale bi ñuy wax Kairé 2 moo ñëw dox ba si man téye ma
ma ne ko lu xew mu ne ma daan na mais boobu bi muy ñëw xam naa ne ak ni mu ñëwee. xam naa ne jël daanu nañu quoi. vraiment foofu nag man ma sant yàlla. parce que je suis bon c'est comme ça hein, c'est le sport. da nga koy téye noonu quoi. absolument xam ne sport la il faut que mu am ku gagné ak ku daanu. déjà esprit sportif de moom yàlla alhamdulilah yàlla def na ko ci. loolu yàgg na si yow dama ko lu ma yàgg la ñëpp xamee. waaw lu ma ko donc te comme loolu dama ko daan dund. tey sama njaboot ñëw dugg ci. dama koy continuer di ko dundee noonu. bon voilà léegi Fama pour ma enchaîner ko moom mooy. waaw. am doom ji bëree. waaw. mu nekk ci arène yi bëree nga ànd ak moom ci làmb ji. te peinture dafa métti. c'est difficile. li koy gën sax booy xoolaat moom mooy. waaw nga toog sa kër. waaw peut-être. bay doon sa seetaan di ko déglu mbaa nga làqatu am na ñu mel noonu. booboo gën a metti de. dafay commencé ki nga nekk ci biir arène bi. booy teere moom. bu doom ji waaj a bëree dafay wane ginnaaw. waaw. ci genre trop dem génn làmb ji. ok. xam nga kon kooku jarul woon mu doon ñëw mais nag dañ naan alal ko la ci def ko. waaw nekk di encadrer sa doom. même si tu as peur tu as envie d'être là d'être présent. exactement donc c'est dur dafa métti trop ndagam supporté ndagam sax nga nekk mbër rek. ànd ak billaay yor sa benn poussin rek dafa metti. li ngay émission bi nekk pression beeg coono bi. dafa métti actuellement doom joo xam ne dañ ko jur ba pare bëgg mu doon la. parce que j'imagine bien ku ne bëgg na ku la doon nag. ku ne bëgg na ku ne doon ko. waaw mais ki nga bëgg mu doon la nag ku ne rek sa doom ji nga jël doon nga bëgg mu doon. da ngay bëgg sax mu raw la bëggoo mu doon la. waaw bi nga xam ne dañ ko jur moom ngay bëgg mu doon la boo koy nekk làmb nag doon bëre bàyyi bëre mu ñëw taxaw ci tànk. waaw da ngay fier ci moom ba lépp loo amoon ne da nga ko ci investir pour moom am. bu baax da lay yokk jom ndam li. moo lay gënal xaalis bi boo xolaat. Je pense que ne dama bëgg a dugg aussi gën naa ci booy kayri damay dugg ci jégalu. jégalu man ak moom dina ma ko xam rek. waaw doom ji bëree léegi dëggoon ma ak moom. waaw dañoo cheminer ensemble. d'accord dañoo ànd bëree ba pat. ok. muy guddi ànd tukki dem ci ay dëkk bëree ba pat ànd ba jàmm yi bëree ba pat. ndeysaan kees boobu mu dëkk boo ñaaw bi ñu gis sama kanam la. dara échappé wu ci. ndeysaan. dëkkoon naa benn kër bi nga xamante ne fa la yaayu dëggoon dëkk. fa la yaayu boo ñaaw dëkk di aana soxna su baax. waaw ak dëgër ñuy bàyyam kër dañu dëkkoon maag moom dëkk naa fa ak ñoom benn année boo xamante ne. ndeysaan booy ñaam ni ko yàlla yërëm moo amoon combat bay génn mën naa dem Thiès ànd ak moom ci entraînement yi. ñu dalal mu kër déggoon ak aana boobu di jur booy ñaa tey. ndeysaan loolu mi ngi tomboo nag élection présidentielle 1988 bi su ma juumul yi ab Diouf doon wax naan na bi ko tànnee xeer rek Abdoulaye Diop Matar juróom mbëri yow mbéy nga yóbbu leen. ndeysaan j'étais chez De Gaulle ak ki nga xam ne mooy Aana. soxnaam De Gaulle nag ñoom ñaar ñoo jur Boña. donc Boña. waaw sama doom la. comme ni ñeneen mbëri yëpp nekkee sama doom. sa tax nag xanaa yoon na ci bëree ñoom ñaar soo ko defee ñoom wuute nañu bëree. non mais buñ ko gisee rek di nga xam ne kii ku daan sport la. ku mu mës a bëgg dee ko taal bëgg la ba taxaw. mais nag chance Boy Niang nag ci bàyyam mooy bàyyi bi ni taay bi toll Boy Niang fuuf na ko Boy Niang boobu ndool mu si bi taxaw la macha allah. ok mais bàyyi bi déggoo ndaama la donc moom tamit su doom ji bëri da cay sonn lool. ndeysaan da lool. gérer cumbukaay yi gérer ñaan yi. exactement. mooy li xew rek moom mooy li ñu naan dafa nekk à la mode mooy am doom. waaw li ñu bëree yow nga daan bëri bàyyi bëre. am doom li ñu bëree donc loolu fi yeesee la nag. day mel ni rek nga nekk président de la République. sa doom ñëw wutu la rek comme waa Gabon rek. mais tamit parce que nekk nga tamit sa doom di bëre. day nekk fierté ci yow da nga naan kii daf moom doon mooy am naa fukki doom ak juróom-ñaar nag mais kii nag moom la ci doom. doom yooyu dañuy am chance doo ko yemale feneen ci doom bi. mais vrai que doom yëpp dem nañu. waaw. ñu daal di àggali toujours ci seen émission L'Oeil du Tigre léegi nag ñu daal di jàll ci affiche u Garga Mbossé ak affiche u Boy Niang 2 daal di dellusiwaat ci plateau bi à tout de suite. 8 mois de préparation naka ngay dundee 8 mois naka nga koy préparé. waaw sant yàlla rek dina xaw a metti tuuti parce que combat bu yàgg baaxul ci mbër mu ndaw mais ku amul li la bëgg li nga bëgg aussi nga am la fa nekk parce que daaw saison blanche lañ def du suñu coobare bu ñu sañoon dañuy bëre parce que ay xale lañ saa yu ñu toogee bëriwuñ ñu ngi perte temps. nan la préparation bi tëddee. waaw ni mu tëddee mooy bi muy ñëw ci weeru koor gi la ñu fekk yàlla dogal na woor nañ suñu weeru koor ba mu jeex ci jàmm ñaan yàlla nangul ñu
mu passé ñu dugg suñu combat di entraîner comme ñu fekkee nii matin soir ñu ngi def musculation di renforcer ci géej gi wala dune parfois ñu def boxe yenn saa ñu ñam tuuti contact pour bañ a perdre repère ci loolu rek lañ nekk waa di xaar mu gën a jege incha allah. ok sa adversaire lan nga xam ci ay force am wala faiblesse am. waaw ci force am li ma ci xam mooy mbër bu technique la am na doole mais technique lay gën a exploité fa am lecture combat day liir gis naa ko daal day daw mais saa yu dawee boo ko dàqee mu daje yow loolu gis naa ko ci moom mais mbër moom booy bëreek moom man bokk su may bëreek mbër man xooluma li mu mëne man li ma intéressé mooy li ma entraîné samay coach sant ma ko ma war ko indi. bon gis naa ko nag lu ëpp ci combat mu teg droite waaw. man nag awma choix ci tànk wax dëgg yàlla man mbër laa boo xam ne ñaari tànk yëpp boo ci teg rek bëgg mën naa ci dara quoi. non lamb moo ñu boole parce que Boy Niang 2 bi mu bëreeg Baye Mandione ba pare jour bi muy bëreeg Baye Mandione man dafa fekk ma jóge ci sama victoire dugg stade bàqu amateur yi ne ma sampal ndënd ñëpp di gis ma dem samp ndënd si géew bi yàlla dogal moom mu daan kon lamb boole nañu moom dafa taxawoon di wax ay wax yu kenn xamul mais wiiri jaari ndaari rek waaw ba mu wëree ba tas amul leneen mi ngi nii ñëw na waaw. nga nam ci moom lan nag léegi. ah man daal saa waay maa ngi ñaan yàlla may ma ndam rek incha allah. titre roi des arènes y a des polémiques lan nga gis non man nag état mbër day xaw a compliqué pour ma wax ci parce que man côté mbër yi laa féete ku daan roi yaay roi man loolu man je suis pour. peut-être nag CNG ñoom am nañ droit naan ay titre bu officiel ak loolu moom ñoom la engagé ah waaw ñoom ñooy administration bi voilà quoi mais pour man yow Père Tafa Gueye moom ku la daan nekk na tigre n'est-ce pas non si ah voilà ku daan roi yaay roi. dans la préparation mystique ngeen di jëlee nekk ci mu gaay ngeen di perdre temps ngeen di avertir ak di seen face tout lan ngeen wax a def loolu du am. waaw loolu yëpp professionnalisme lay laaj rek man moom yàlla dogal na maa ngi mujjee am avertissement sama combat ak les 2 c'était en 2008 yàlla dimbali na ma maa ngi góorgóorlu xëy na nag nul n'est parfait mais tamit pour man mën nga respecter say gàllaaj respecter sa lépp mais tamit nga respecter temps bi dox sa digganteeg ñi nga xam ne ñoo la ko fait parce que ñoom ñooy jël décision te bu boobaa yow amoo ci dogal man moom yàlla dogal na géej naa am avertissement ci affaire yooyu maa ngi ciy góorgóorlu bu baax sama yeneen mbokku mbëri rek laay wax ñu góorgóorlu ci sàmm seen bopp sàmm seen xaalis aussi di ñaan yàlla yóbbuñ ci bis beeg jàmm man séqu maa moom wax ju bëri daan ko jël bëri rek laa séqal moom incha allah ba ciy profité di woo samay supporters Parcelles Fadia Cambérène 2 Nations Unies bàyyiwuma kenn secteur bi yëpp ASC yi ak fépp fu nit nekk ci Sénégal di ma ñaanal nga may jàppale soutien moralement physiquement maa ngi sant ñëpp di woo ñëpp ci combat bi di woo samay kilifa mënuma nag lim ndax ku lim jum maa ngi woo ñëpp daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci émission lay di Tigre di bëgg ci suñu père Moustapha Gueye di wax encore une fois mbër yi nañ gën a góorgóorlu parce que lii sas bu rëy la su ñun bu njëkk ba mbër feneen lañ ko daan xoolee quoi tey jii nga bëre bàyyi bëre ñu jox la émission bu mag nga di ko animé di wane professionnalisme di def yu baax yooyu ñun mbër yi war nañ ci góorgóorlu ngir ëllëg aussi au moins ñu mën a apporter suñu touche ci làmb pour booy yu ndaw yi nekk suñu ginnaaw et puis aussi yàlla na yéex boo fi jógee ñu ne diw def na fi lii man loolu vraiment kontaan naa si maa ngi koy encouragé di sant waa Sénégal di gërëm ñëpp quoi peace and love. préparation combat 6 mois naka lay tëddee. waaw dëgg la combat bi des na mais desul parce que weer yi gaaw na ba pare ay sportif lañ fu ñu toll dañoo war a nekk suñu entraînement te ko ci yoon parce que ba ñu topp suñu ginnaaw am ñu yaakaar am ñoo xamante ni ci li ñuy def ni ci lañ ci yaakaar moo tax xama instant bii nii ñu ngi liggéey mais pas ñu forcé ñu ngi liggéey par rapport ak temps bi di liggéey nànk di dem parce que ay xale lañ fu ñu toll war nañ di jox taxawee combat bi taxawee dama ko déggaat ci combat bi mooy lu ma neex moo ne waa ji moo ëpp doole moo ëpp marche booy ñaa fan lay jaar waa ji diis na loolu dafa ma neex ci combat parce que xam naa li may liggéey tamit gëm naa ko te ñu ma nekkal du ma bàyyi ma nelaw damay liggéey matin soir liggéey durement moo tax sama doole rek laa gëm gëmuma bos keneen suñu place def naa année blanche mooy loo xamante ni neexuma
mais xam nga comme damay dégg wax rek xaalis bu ne wërtu waay la waaw suñu borom kat mooy dogal ñu saison ñi ñoo njëkk am combat ci lañ bokk comme ren ñu ngi nii ñoo njëkk am combat ci saison bi waaw kon bu ñu toogee bëriwul dañ koy sant yàlla du xam ne du suñ coobale toog bëriwul amul benn njariñ ñu ngi entraîné chaque jour bëriwuma saison bi mais chaque jour matin soir maa ngi doon entraîné mais damay xam suñu borom moo ko dogalee noonu ma xaar suma wërsëg rek sama wërsëg ñëw ne di ko sant yàlla bu wér non amaguma jabar xam naa ci kanam tuuti rek incha allah ñu takk xaw soxna def comme ça waaye. Modou Lo a perdu 3 millions de francs ci benn bidon 5 litres lan moo tax ngeen di indi seen gàllaay seen saafara yëpp ci biir géew bi te loolu da ngeen mën a ci mu gaay man yàlla dafa def balaa sama combat di bu ne benn combat amatu avant may bëree damay bëgg a jeexal sama biteel moom def ñaar ñett ba pare simmeeku totalement ba xam ne pare na su ma demee damay dóor parce que njëkk a pare dafa baax xam nga ci biir géew enceinte bi boo njëkkee pare dafa 100 mètres taxaw da ngay nekk ci combat bi loolu dafa baax nga xam da ngay xëppoo ba ñuy sifflé gars yi jox la benn nen nga téye benn affaire yi loolu doo nekk ci combat bi sa xel bépp mi ngi ci musique bi waaw te musique bi dafay yokk rek waaw dafay yokk rek dafay teg loxo rek mais da ngay entraîné durement ñëw gëm sa bopp daal nga bëree ak Zoss wala ñëwaat bëree ak Rack Zoss waaw est-ce que nekkul sax lu diis waaw góob ma ni diis na nag parce que ñëpp ay morom lañu dañuy wax sax naan Garga ñoo bokk benn génération mais boo xoolee ñoom ñoo jiitu tuuti ci làmb waaw ñoom ñoo jiitu tuuti ci làmb mais xam nga suñu borom dafa dimbali ñu nekk ay xale rek góorgóorlu te yàlla def xam nga boo xoolee ñi bëri ci làmb nii yëpp suñu grand frère lañ ak suñu mag loolu dañ koy sant yàlla bu baax waaw bëri naa ak magam mu am nu mu demee ak li ci am yëpp di ko sant waaw mu daan ma waaw ak li ci am yëpp maanaam ñu sant yàlla bu baax a baax ci loolu yëpp léegi am nañu combat ak raxam xam nga day ñaanal lépp lu ñu meroon fële ñu kontaan ko fi rek waaw suñu borom ibi bunt yëpp ñu am ndam bu sedd guy incha allah di ko ñaanal jàmm moom it adversaire bi jàmm bu baax a baax parce que xam nga mu ñëw ak jàmm daal ñu bëre ko bëgg naa ñu bëre combat bu gars yëpp kontaan daal ñëpp kontaan amateur yëpp kontaan combat jeunesse quoi combat électrique ñu bëre ko combat jeunesse boo xamante ni dina neex dina métti waaw ku nekk joxe daal suñu boobu defal ñu ndam bu wér ñu ngi koy ñaan waaw. kan moo gënoon soxla sa morom ci yéen ñaar. waaw moom moo gën a soxla nag. waaw parce que moom moo ko wane. moo ko wane génn Boy Niang dafa ñëw ñu bëre tapel la dafa ma ragal moom moo wane loolu noonu wane ne bëgg na bëre ak Boy Niang xam nga nit bu waxee loolu la am na lu mu foog mais loolu mu foog amul de waaw loolu mu foog amul na suñu boobu ma ñu tànn fekk rek. xam nga maa ngi kontaan bu baax nag kontaan bu baax la fekk ma fekk ko fi parce que comme ni ma koy waxee rek man ni ma koy waxee rek sama xale la sama doomu ndey lañ jaamu lañ ma sekk bërki dem rek ñu def interview ci man may wax jaamu bi ñu ma sekk te loolu du ma sa deñ maa ngi moom bu fàttali ko sama yaay sama papa père Fallaye ak mère bi ñoo ngi dagee seen kër gu mu jaaxaaroo ñu toog fa père Fallaye xamal ñu ne ma ama mu ne amun ko Boy Niang rak la sama doom la jàpp ko dama Boy Niang kii sa mag la sa morom la jàppante leen yéen a bokk ndey yoo bokk baay Amar sunu grand frère la ñu jiitoon ko lu ko defee bareetul ñun après ñooy xale yi jël relève bi dañ koy sant yàlla ñun boo xoolee ñi ñu war a bëree ñoo ñu ngi bëri ay deuxième combat troisième combat waaw bu suñ boobu yóbbee fii dañ koy sant yàlla bu baax ñaanal ñu mbëri yëpp jàmm. waaw dañuy sant yàlla rek ba fi daje bi amee parce que man mun naa la wax moom sama waay la sama waay bopp la maa ko bëggal sama bopp parce que tamit man tey bëgguma turu dégool daal parce que tamit ku sañoon tamit sa doom doon champion te dégool def na lépp si daam kon boo ñaa bu ñëwee di ko yëngal dama siy am kontaan bu baax a baax di ñaan daal yàlla ñu yàlla defal cat. amiin amiin waaw lii la ndëpp la nag maa la si ñaan yàlla suñu borom may na ndam bu kawe sa. ñu bokk ñëpp suñu borom def roi des arènes dama koy ñaan ñëpp. ñu bokk kon ma waxoon rek keroog solo yi seen yàlla na ko yàlla def roi des arènes. amiin après ñun ñuy ñëw ku si yàlla may roi des arènes xam loolu waaye maa lay yéene roi des arènes. dëgg la gars ñu bokk da jaan Garga gën bu rëy ñu bokk ñëpp gars kàddu yàlla waaye gërëm ñëpp nag. Alors tout de suite nous allons vous montrer li nga xamante ne moom mooy résumé du combat bu Pape Abdou Fall ñu dellusiwaat ci plateau bi léegi après ma doon leen tegal li nga xamante ni moo nekkoon grand combat bi à tout de suite. ba tey ëllëgee ñu ngi ci 7e combat de la journée bu PAF production woote tey dimanche le 13. Ardo la jógee Zera Boy Tine ki nga xam ni mooy Zera ak Boy Tine ñoom ñaar. Zera Boy Tine général Boy Tine waaw defe naa ni ki nga xam ni moom mooy Zera Boy Tine daan na Zera jël ba amul benn werante. arbitre bi sifflé na ci diggante Ibrahima Junior ak Magicien
Ndiaye magicien ak ki nga xam ne moom mooy ñoom ñaar ñu ngi bëre ca kaw ñoom ñaar ñu ngi bëre ca kaw Ndiaye magicien ñu ngi bëre ca kaw Ndiaye magicien moom mu am ngemb da ko doon bëtt bëgg ko xar daf ko doon bëtt waaw mi ngi tenté prise na mais ba tey demul mi ngi koy tenté bañ na Ndiaye magicien mi ngi koy forcer daan na ko imposé na ko dooleem daan na ko Ndiaye magicien daan na Birahim Junior jël bu amul benn werante chaque jour ñuy wax xale yi nañuy fonk seen entraînement balaa nga koo xam nga ñëw ci combat mu duré nii ci ngay xam ne entraînement am na importance ci li nga xam ne mooy mbër ñaari xale yaa ngi ci diggu géew bi ñu ngi puusante doole ñaari xale yi ñanga Mbaye Tine Junior ñanga ki nga xam ne Mbaye Tine Junior ak ñanga génnaat nañu booy xool sax Mbaye Tine Junior moom mooy puus ñanga ñuy génn ci géew bi génnaat nañ ci diggu géew bi arbitre woowaat na leen muy combat bu yàgg a yàgg ci ñaari xale yi muy 8e combat de la soirée Pape Abdou Fall woo ñu fi waxoon naa ni combat bi il faut que match nul am waaw match bi waaw ki nga xam ne mooy Mbaye Tine Junior moom la ñuy jox verdict bi waaw daan nañu ñanga waaw avertissement yi moom moo bari Tapha Leer moo féetee gauche ki nga xam ne moom mooy Gamou Gueye moom moo féetee à droite muy ñaari xale yoo xamante ni nii ñaari xale yu Gamou Gueye Tapha Leer daje nañu ñoom ñaar daje nañu Gamou Gueye door na Tapha Leer tëru ko ñaari xale yaa ngi ni ñaari xale yaa ngi Gamou Gueye daan na Tapha Leer jël ba amul benn werante maintenant nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy grand combat bi alors grand combat bi man j'avais cru que lamb dafa dee woon mais macha allah ba ñu gisee stade bi ba ñu gisee ni nga xamante ni ni mu feesee woon c'était vraiment hallucinant parce que nit ñi xaarewuñu woon ni que lamb ji dina bëree ni nit à ce point donc léegi ñu réserver la li nga xamante ni mooy grand combat bi et en exclusivité vous aurez li nga xamante ni moom mooy réaction wu Dégol nag moom mooy papa yi Boy Niang bi nga xamante ni doom jaa ngi bëre moom ni mu doon réagir moom lañ di tegal en miniature ngeen mën ko seetaanale en même temps nañ ko dem xooli ci. Pa Abdou Fall moo ñu fi woo tey dimanche le 13 mars 2016 Boy Niang ak Garga Mbossé arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñu ngi dem di lewaatoo ñu ngi doxee wet ñoom ñaar ñu ngi doxee wet ñoo ngi jàngante ñu ngi lewaatoo booy xool ki nga xam ne mooy Garga sax dafay sëlëx benn loxo bi mi ngi koy leewatoo mais bi ci des da koy sëlëx Garga Mbossé Boy Niang Garga Mbossé Boy Niang Garga Mbossé ñoom ñaar ñëpp ñu ngi di tekk di déglu Boy Niang mi ngi koy woo ci diggu géew bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dem ci diggu géew bi dañu ñeme ñante ndax ñoom ñaar dañu tolloo doole ay xale lañu xale yaa ngi leewatoo ñaari ay saan non combat bu metti lay doon wax naa la ko ay naatangoo lañ ba pare dañu ñemente ñoom ñaar ah bien sûr dañu ñemente mën na gaaw ndax ay xale lañu tolloo nañu doole ku ci nekk am nga fi bés waa ñaari xale yaa ngi ci diggu géew bi mu bëgg bu ko touché boy bi ñëw ko touché mu mer gëdd ko mu daal di ñëw su ko defee mu def benn action mu ñëw gisoo jege yalta bi day fayu waat na dóor fayu waaw dóor fayu la sant boo ko nee dóor noo fayu mu ne sant fayu laa sant oh dóor na arrêt gauche droite ki nga xam ne mooy Boy Niang dóor na gauche droite songoo nañu ñoom ñaari xale yi songoo nañu Garga Mbossé dóor na gauche droite songoo nañu ñoo ngi bëree ñaari xale yaa ngi bëree tëronte nañu foog ñu jàppante nañu Garga ngi dóor Boy Niang ngi koy baajee waaye booy xool ki nga xam ne mooy Boy Niang am na ngemb ñoom ñaar ñu ngi dóorante Boy Niang Garga ñu ngi dóorante ñaari xale yi jàppante nañu
yaakaaroon ni lamb ji benn songu la. jël na tànk bi bañ na Boy Niang daan na Garga Mbossé jël bu amul benn werante Boy Niang daan na Garga Mbossé jël bu amul benn werante benn song la mu daan na ko jël bu amul benn werante waaye mooy comme li ñu doon wax rek Boy Niang daan na ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé jël bu amul benn werante. mais Fama du ma mën a dem te en fait du ma décortiquer le combat bi en chair et en os devant palette bi wala devant Bama mais. dama toog seetaan combat bi jëm ci émission jogante. waaw ci Lamine Samba suñu bro. mais j'ai dit que ne. waaw ci côté bagarre ki nga xamante ne mooy Boy Niang dafa nekkoon à l'aise trop. ok moom il était plutôt relax. il était relax. confiant parce que aussi bu leen fàttali dafa am motivation derrière. ok parce que toute une ville bu Pikine ak tous les grands champions de Pikine. dañ koo daroon. bi ma gisee Pape Diop nga xamante ne mooy le cerveau Pikine. mu ñëw ci point de presse yooyu laa ne kii def dëgg ni Boy Niang 2000 mobilisation bi mu def nii ñu am Pikine bi Pikine nekkee Pikine bi léegi kon kii nag il doit être fort dans sa tête. ouais confiant ak lépp lu mu am day naqari manipulé nga xool ne Boy Niang sax boo ko ni man bëree ci yenn combat yi mujj yi nga ñëw mu moytu la nga ñëw mu déplacé à gauche à droite non tey bien dañu gis ne Boy Niang dafa ñëw taxaw samp jaaga. ñu bagarre. ok. contre l'adversaire am jamaare jàppante am. loolu dafa important trop Boy Niang dafa bokk ci mbër yi nga xamante ne. dañuy lire combat. d'accord Boy Niang dafa bokk ci mbër yi nga xamante ne ay joueurs de tête la ñu. dañuy teg da ngay teg ñu teg di teg nga teg ñu teg di teg. duñ la bàyyi daal dañ lay daal ok. il joue bien son combat moom nga xamante ne mooy Boy Niang. donc nag nit ñi du mu touché. du touché adversaire am ci l'adversaire de tene ñëw ci moom quand même boo xoolaat. il fallait que Boy Niang jox quoi ñu benn coup de poing. bu ko dal pour ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé déplacé wu. waaw ci moom Garga Mbossé aussi bu touché woon Boy Niang dañuy gis Boy Niang déclenché wu dem ci moom. ok mais comme que nag Boy Niang moo fexe ba am na bon coup de poing touché adversaire am adversaire bi ko touché surtout ko attaqué rek waaye ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé. donc surtout Boy Niang intercepté ko nag ñu commencé tey dañoo ak jour bi effectif commencé bëre. déviation bi am ba Garga Mbossé déséquilibré. yow sëpp bu yëg ci kawam di ko mbaar Garga Mbossé ren ba léegi ñu ngi bëri. bëri nañ moom nga am ci tànk ndajoor ba. bëri nañ de. waaye nag ban thème la ki di Boy Niang génne ba daan ko ci ginnaaw bu ñu jàppee tànk bi. parce que position bi nga xamante ne moom la Garga Mbossé nekkoon ba jël ñaar loxo ni jàpp tànk Boy Niang position bu baaxoon la mais bu la position bu bon. mais Boy Niang dafa sëkk te gaño ko nag ci gannaaw ndemb la te boobu dina génne ko ci biti. waaw parce que jëmale moom suuf def la ñaan samp bopp bi ànd ak moom. daan ko jël bi set bu amul benn donc c'est un combat boo xamante ne femme gars yi suivre nañu ko ak passion. oui combat bu neex. bu neex bi mel. femme encore fees del pourtant bi fees del moom mooy au début bi lamb bi démarré gars yi ñu doon wax lamb kat dee na kenn du bëre kenn du nangam. dégg naa ko ba sonn à partir du mois de janvier la lamb bi commencé décédé te dafay neex di neex macha allah ba fin de saison. merci beaucoup mon consultant tonton Mbaye Fall mun lay nuyu nag dégg nga nee na namm na la trop nga gaaw tu ñibbi si. maa ngi nuyu toute l'équipe. di assister affaire yi ma leen di nuyu man tamit merci beaucoup mon consultant alors passe un bon séjour ñu déggante waat et coucou sa xarit yu baax yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ana Naya Naya mi ngi fii. ba mu ngi ci jàmm donc Naya nag waaw Naya moom vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm ndax ni mu passionné ci L'Oeil du Tigre di ko seetaan dafa ëpp dafa fort donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. ok merci beaucoup mon consultant à très bientôt inchallah. un grand merci à tonton Mbaye Fall moom au lieu mu regarder lamb ji comme ñi nga xamante ni ñoo feesoon stade bi non moom dafa jëloon téléphone portable am di filmer ki nga xamante ni moom mooy papa yu Boy Niang 2 muy Dégol alors moo tax ngeen mën a am réaction bi nga xamante ni moom la doon def durant combat bi alors maintenant ñu dem seetaane suñu zapping nag nañ ko seetaane dellusiwaat ma am ku ma ko may à tout de suite. yow suma xarit Mbaye Fall yow tam may ma benn suñu zapping. boo xam ne am na somo am free fight danaa ko bëgg ci affaire bi. am na lu muy wax ndeysaan ak supporters yi ndeysaan waaw Boy Niang am na lu muy wax ak géwél yi.
jigéen mën na ko ñu ngi fii si stade Iba Mar Diop si journée Fallou Ndiaye mu tëgg combat bu rëy combat espoir diggante Bour Sine ak Baye Mandione Junior. ndeysaan gis ngeen public bi li ñuy def ci kaw supporteru Boy Niang ak Garga Mbossé ñu ngi ci kaw waa Garga Mbossé ñoo nekk ne di def ambiance ci kaw ni nga seen mbër bi di leen ko digalee. ba dem na këng waxi mag dem na dañ tàlli ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi 19h52 minutes la ñaari mbër yi dugg ci biir géew bi Garga Mbossé ak kii di Boy Niang tey le 13 incha allahu rabbi yéen ñu xam tey ndam bi fan la jëm Parcelles la jëm wala Pikine la jëm yéen ci xam dara incha allahu rabbi kon ñu xool préparation ñaari mbër yi. liggéey bu rëy bi nga xam ni moom la as liggéey Kaffrine tey taxawoo ko président Macky Sall yëg jël na ko Gammo Gueye daan na Tapha Leer doole doxul jàmm Gammo Gueye daan na Tapha Leer oho Gammo gi julli Garga dagg na xànc ga waaw Garga Mbossé Boy Niang 8h10 Garga moo féete ndeyjoor Boy Niang féete càmmoñ ci stade Demba Diop arbitre bi soufflé na Boy Niang mi ngi koy déglu Garga jeex la bëgg Garga sànni na gauche Boy Niang sànni na droite Boy Niang sànni na mu dal ci garde Garga ci loxo droite bi la dal Garga sànni na Boy Niang riposté songo nañ congam kaw Garga Boy Niang Garga dafa bëgg a dóor Garga ngi cokkaas attention Garga Boy Niang Garga ngi cokkaas Boy Niang moo ñu woon gannaaw Garga ngi cokkaas Garga ngi cokkaas Garga ngi cokkaas Boy Niang jàpp na Boy Niang moo ñu woon ginnaaw Garga dóor na Boy Niang dóor na siggi nañu Garga siggi na Boy Niang jëm na plaqué Garga rëpp na benn pied droit ñaari appui attention attention laa ilaaha Boy Niang daan na Garga Mbossé laa ilaaha illallah Boy Niang daan na Garga Mbossé. sama waay la sama doomu ndey la wax naa ko ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay maam moom bokk nañ 1 mois benn lat di ko fanaan waaw laa ma ñoo bokk ndey bokk baay moom wër sa gërëm kenn mënu koo xaaj ma ne sama bos noonu ñun ñëpp ñuy sonn ci làmb suñu waajur yi ñoo tax ñoom ñoo ci daj lu metti amuñu ci dara ñun see doom ñu ñëw di jaayante pour yóbbu leen di ko ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal sama mag ëmmat seen di ñaanal jàmm gis nañ nu taxawee seen raq gis naa ko bu baax maa leen sant ak koo ñaar di ko ñaanal ndam di sant mbëru Pikine yëpp incha allah Ama sa rakk li mbax loo ci xam waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que lii man bettu ma parce que man ak moom dañoo wax loo xam lu sori man kon moom lu mu wax man ak moom ñoo bokk mission parce que suñu papa dañoo sonn si làmb man looloo tax ma daj ci lii man déggool am keppaar boo xam dafay tëdd te nekk VIP man loolu laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ndam yàlla na ko ndam li jik yàlla na ko ndam li jik man lii laa doon ñaan lii moo taxoon man ba ma daane mënu ma woon sibile lii woo taxoon alors léegi nag ñu daal di fas yéene jàll ci li nga xamante ne moom mooy taaru lamb ñu daal leen di wax xale yu jigéen ñi ni ñu magnifique xale yu jigéen ñi ni ñu jongamawee macha allah ni ñu mel taaru bu bëgg dee te ñun suñu shooting yi duñ ko yemale ci ñi nga xamante ne Sénégal lañ dëkk déedéet waa diaspora dañ leen ciy boole képp koo xamante daal yëg nga sa taar ni nga mel xam nga ni macha allah dañuy daal di boole ci li nga xamante ne moom mooy taaru lamb nañ ko dem xooli daal di jël si waat. Fama Thioune suma jarbaat yow tam may ma taaru làmb bu neex a neex a neex nga won ma ko parce que lu bëgg naa ko ji.
alors tout de suite ñu daal di enchaîner ak suñu rubrique palette xam ngeen ni jëli bi daf leen di neex mon consultant di ko décortiquer alors léegi nag moom tànn na li nga xamante ni moom mooy Mbaye Gueye Junior moom mun doon bëre ki nga xamante ni moom mooy commissaire nañ ko daw si taani dellusiwaat. seen wàllu ndeyjoor ngembo lu weex li commissaire seen wàllu càmmuñ ba tey moom ngemboo tamit ngemboo lu weex li bamas ma xam ñu dem ñu leewtoo Mbaye Gueye Junior départ di jëli commissaire daa def li ñu naan wàcc di ko tëru waaye comme mi ngi koy tëru nag ñu gis ne Mbaye Gueye Junior fii di ko commissaire di tëru gis na commissaire nag lu mu gaaw jàpp na ci poqotaanu tànk ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Gueye Junior donc loolu dafay indi woon jàpp poqotaan bi tànk bi une belle prise quand même mais boo yëgee ci kaw nag lan mooy tax prise bi lan mooy empêcher prise du commissaire bi mooy dëbb sol bi nga xamante ne moom la ko Mbaye Gueye Junior dëbb mooy la ñuy wax bras dessus bras dessous bras dessus bras dessous baamas maawo dëbb sol bi Mbaye Gueye Junior ah là là Mbaye Gueye Junior loxo ba mu dëbboon sol bi ko commissaire songee moo nekk nii ba tey mu wàcc ba pare wàcc boole ci di plaqué adversaire am mi nga xamante ne moom mooy commissaire ba pare nag penché xool Mbaye Gueye Junior fi mu penché xool tànk bi fa mu nekk jëm ba ca solukaay ba rek dafa xaw a gudd dëbb sol bi ba mu dëbboon sol bañ ko songee na mu intercepté commissaire ci kaw moo nekk noonu bëre nag ci kaw la ak ci suuf donc Mbaye Gueye Junior ma nga ca kaw di bëre mooy attrape bi ci kaw ci suuf bu wàccee tamit mu nga dëbb li ñu naan plaquage commissaire fii moom dafa doon tàqar ñi loxo droite bi rek tàqar ñi loxo droite def coup de rein rek Mbaye Gueye Junior dafay daanu kon ba jaaxaan mais nag defu ko Bamas Mao moom ko daf koy yéex a def léegi def na ko mais bi mu koy def boobu naa retard na moom commissaire au début la woon au commencement nga gis ni kon Mbaye Gueye Junior moo nekk suuf carrément nii mais ba léegi mi ngi bëre Mbaye Gueye Junior dafa jargandalu rek jàkkaarloog moom ñaari mbër yi xool daf ko mboot mu jàll jàkkaarloog moom ñoom ñaar ñu ne ñoom c'est un combat plein quand même ñoom ñaar dañuy joxante quand même combat bi dañu joxe ñoom ñaar c'est normal kii droitier la kii gaucher la moo tax ñu nekk di bëri actuellement li ñu naan bëre wet Bamas Mao Mbaye Gueye jàpp ngemb ba pare enchaîné li ñu naan percé sur les aisselles moom Mbaye Gueye Junior bi mu enchaîné mu jàppee ngemb dafa enchaîné di ko bët commissaire wéeru ci kawam mais combat bu neexaa gars yi Bamas Mao wëndeeloog moom xalala fii nag dafa jar taxaw wax ceinture de Mbaye Gueye Junior carrément mais aussi galgal xoolal tànku commissaire bi galgal boobu génn ca gannaaw mais la ceinture moo ëpp doole galgal bi sama gars ñi est-ce que yéen a ngi gis bu baax a baax li ñu naan la ceinture bi nga xamante ne moom la Mbaye Gueye Junior def ceinture boo xam ne ci boole jàpp ngemb ceinture rek yomb na ceinture mooy ceinture la jàpp ngi sa ngemb mais bu ñu la ceinture ba pare boole ci jàpp sa ngemb ceinture bi dafay am sécurité encore en plus Mbaye Gueye ki nga xamante ne nag mooy commissaire dugal na galgalam ba tànk ba jàll ci ginnaaw lii la ñuy wax nag galgal bu sar galgal bi dafa sar kiis baa ngi nii moom ki nga xamante ne moom mooy commissaire kiis boobu moo jàll ba ca gannaaw mbot bi nag commissaire bi mu ko waxee def yàgg na Bamas Mao ñu dem sama gars yi nag fii nag moom dafa am lu ñu fi war a wax bi ñu demee ba ci suuf ñoom ñaar nag gis ngeen ne kii di commissaire daf ko indiwaat mboot ko commissaire mburu mbootkat la indi ko ngeen gis Mbaye Gueye Junior commissaire benn loxo baa ngi ci suuf Mbaye Gueye Junior moom tam benn loxo baa ngi ci suuf mais Mbaye Gueye Junior conc bi la teg et fii nag yoon daf ñuy wax ne Mbaye Gueye Junior xas na dëpp kanam gi suuf fii booy xool kanam gi laal na suuf te ko sa kanam laal suuf daanu nga ñaari oom yaa ngi ci suuf commissaire tam ñaari oom yaa ngi ci suuf seen ñaari xool seen corsage sol ba gars yi sol ba Mbaye Gueye Junior soloon ba léegi moo nekk fii ñu si fi jógee ngeen gis ne kon combat bu compliqué la fii la ñoom ñaari mbër yi di bëre sol baa ngi nii
moom lañ commencé woon Mbengue Junior rëpp na benn oomam benn concoom oom baa ngi ci suuf commissaire benn loxo baa ngi ci suuf mais fii itam yoon dafa ñuy gis ne kanam Mbengue Junior bi laal na suuf ba jógaat ah ñu jógaat Mbengue Junior bañ jógaatee dafa yóoti ji loxo ba c'est important yóoti loxo ba moom wax 3e pied téye ko carrément léegi bu ko téyee naka la koy def loolu jar na wax ba tey maa ñu dem Bamos indi na ko xool gars yi ñu bàyyi ngeen xool combat bi c'est énorme ngeen xool nag kanam Mbengue Junior bi mi laal suuf nag attention dëgg neexul ñu dem ci suuf indi na ko ñu def ñoom ñaar le visage montre les choses waaye nag gis nga nag noonu nag la kon Mbengue Junior daane ki nga xamante ne moom mooy commissaire ci combat bu neex quand même jël bu set wecc bu amul benn werante société Cheikhouna Mbacké Training di boutique bu mag boo xamante ne mu ngi nekk ci Touba Sandaga 3e étage di jaay bépp produit boo xamante ne dafay yokk seen kaaraange yokk seen bien-être defar seen teint ba mu nice Cheikhouna Mbacké Training daf koy jaay day jaay ay produits yoo xamante ni pour nga mën a am zéro ventre di jaay ay gaines yoo xamante ni pour ngeen gën a mën a nekk en état seen état physique gën a mën a baax di jaay ay matériel de musculation lépp la Cheikhouna Mbacké Training di def même teint buy nes na si boo ko bëggee da ngay daal di doxantu foofu ci 3e étage ndax ngeen mën ko fa am donc un grand merci à kooku nga xamante ne produit yu baax bio produit de qualité lay indi fii ci Sénégal di gën a soqali réewam kooku mooy Cheikhouna Mbacké Training. Maintenant nous allons passer à la dernière rubrique bii nag kii kan la laa leen indil mais kii kan la tonton Mbaye Fall comme bu dafa dox ci ay innovation ci ay changement tout le temps kii kan bi dafa bëgg mbokku téléspectateurs yi yéen ngeen njëkk ko découvrir ñi nga xamante ne moom mooy suñu ami internautes yi alors yéen a koy xoolandoo ak man comme ça la semaine prochaine ñu daal di mën a découvrir ndoo image bi ensemble donc yéen koy gis bu baax Aïcha Maaw mën nañ ko wane gis ngeen ni ñu ko xaw a jaxas mélangé xaw koo flouté bu baax a baax donc maintenant à vous de découvrir ki nga xamante ni moom mooy làqatu ci ginnaaw ñun nag incha allah d'ici la semaine prochaine internautes yi xam naa dinañ ci farlu bu baax a baax daal di dugg ci suñu page L'Oeil du Tigre daal di koy fas yéene commenter daal di fas yéene wax ki nga xamante ni moom moo làqu ci ginnaaw image bi ñun la semaine prochaine ñu découvrir ndoo ko ensemble. Alors l'émission tire à sa fin lii lañ leen indiloon nag ci seen émission L'Oeil du Tigre. On espère que vous avez apprécié et que vous avez adoré de nous regarder sur la télévision Futur Média. Alors un très grand merci à l'équipe technique Mao Cissé caméraman bi xamul dara xaali Abdourahmane ñu baax ñi nga xamante ne ñoo ciy jàpp à chaque fois et un très grand merci à ki nga xamante ne moom mooy concepteur bi mooy kiy innové à chaque fois muy tonton Mbaye Fall amuñu fayam. Un très grand merci aussi à ki nga xamante ne moom mooy mon consultant depuis Paris. On lui souhaite un bon séjour là-bas et un super grand merci à Bijouterie de l'Islam Bilal Niang. Alors Bilal Niang moom moo jaar ci li nga xamante ni moom laa takk donc maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko wax ni que ay lépp mu ngi yegg si macha allah donc kontaan naa ci moom di remercier aussi Diallo bu baax a baax moom foofu la nekk di remercier ki nga xamante ni moom mooy Evich Moda moom moo jaar ci li ma sol doxantu leen fa mu ngi nekk Sacré-Cœur moom mu ngi nekk juste à côté de le comptoir sama xarit Zik foofu la nekk donc juste à côté ngeen doxantu am sañse yu rafet yu chic yu tubaabe yu décent comme ni ngeen ko bëggee loolu ngeen fay fekk et un très grand merci aussi à ki nga xamante ne moom mooy Victoria Diaw kooku aw ma fayam kooku c'est ma grande sœur et je l'adore beaucoup moom mooy jaar ci bopp bi à chaque fois donc ma leen di remercier di leen jaajëfal et j'en profite pour souhaiter je souhaite pas joyeux anniversaire à cette personne et j'en profite pour vous souhaiter une excellente soirée et une très bonne suite des programmes sur la TFM.